salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa diaspora vidéo bi tey dañuy masawu sénégalais yi ci jafe-jafe yi di masawu ñëpp di wax ni vraiment lu metti la metti na ci ñëpp waaw parce que mbir la moo xamante ni ku ni mettiwul rek vraiment dafa fekk nga bëgg wax lu la neex mais metti na trop 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 waaw parce que nit ku liggéey ba yaakaar am këram ak yiñ koy wax yépp ba mu def ci alalam te li nga xam mooy base bi di assainissement amuñu ci dara ba nit ki dugal ci xaalisam mënatu ko récupérer waaw lu mel nii nag dal leen kon dañ leen di masawu waaye masawu bi nag aussi di wax ni kiñ ci pointé du doigt mooy le président de la République du Sénégal. Parce que monsieur Macky Sall dafa def le tour du Sénégal avant 2012 da doon fekk nit ñi ci mbënn bi donc kon lu yàgg Sénégal la mu peut-être mën nañ wax sax mu campagne ko di wax ñu fekk nit ñi di xuus ba ci seen kër yi di leen fa fekk di leen wax ni leen maanaam fii bu ma jotee réew mi dinaa def le tour ba génn leen ci situation bi donc kon situation bi moom xam na ko donc nit nag bu fekkente ne ni aussi da nga ñëw gouverner c'est quoi di nga mën a prévoir loo xamante ni ñëwagul d'autant plus que yow li nga xamante ni moom lañ la dénk loo xam la dox nga ko gis nga jafe-jafe réew mi mu nekk loo xamante ni kon lan lay laaj muy volonté donc mu nekk nag ci ñu toll foo xamante ni lii lépp li muy wone mooy ñàkk jox cër bi nga xamante ni ñàkk nañ ko jox su réew mi as cëram parce que dafa am loo xamante ni lu toll ni président 762 et quelques milliards bu fekkee nit ki nee na daf koy génne teg ko ci table ci ba tey muy demander après 8 ans moom nañ ko defal bilan bi donc te li nga xamante corps yi nga xamante ni ñoo waroon def liggéey boobu mu mënul leen dooleel ñuy saytu ay OFNAC yooyu yëpp bokk ci lu nga xamante ni dafa waroon doon Cour des comptes ñooñu waroon doon yoo xamante ni daf leen di bu fekkee liggéey la bëgg daf leen waroon a dooleel. mais xoolal corps yooyu nga xamante ni muy la justice ak yu mel noonu yooyu yëpp daf ko téye ci loxoom di ko politiser léegi politique bi nga xamante ni moom moo ko intéressé woon moom mooy jural lii Sénégalais yi mais du jafe-jafe boo xamante ni danga naan président xamu ko di nga gis sax loo xamante ni mën ngeen kii de vraiment dafay doog a dal Sénégalais yi mais loo xamante ni ci sa campagne danga ko doon campagne kon donc lu la fi fekk la loo xam la donc mënul ñëw ba toll fii nag heure bii Sénégalais yi li ñu soxla mooy lan. waroon mën a am ay assainissement yoo xamante ni bi mu toogee rek li mu waroon njëkk a jublu mooy loolu te mënuñu comprendre aussi nga am possibilité yi am loo xamante ni yow mi nga xam xaalis bi ngay génne loo xam alalu askan wi la nga war ko delloo ci askan wi nga waxaloon ba pare yow munoo am si war saytu bi ci war dëgg munoo ko def loolu ci ban dëkk la ñuy nekk aussi bu fekkente ne ni ki nga xamante ni moom la ñu dénk réew mi nga xam moo war a diriger politique de la nation. di dem ba mu am ay failles yoo xamante ni moom day dem après 8 ans di laajtewaat li mu doxe woon fuñ ci toll kon problème am na aussi donc te réew mi nekk foo xamante ni masla bi aussi bari trop discours yi bari te réew mu nekk en retard projet bu ne teg nañ ko fi loi yépp appliqué teg nañ ko mais appliqué ko kon lan lay laaj mooy volonté kon volonté boobu nga xamante ni moom moo ñàkk léegi moom mën nga ni ñàkk manque de volonté la ak manque de compétence aussi parce que réew ku ne xam na ni assainissement moo yor réew boo demee ba lu mel ni Almadies amul assainissement mënoo ñëw di viabiliser ba pare di teew sóoraale woo assainissement mu waroon doon loo xamante ni bu fekkoon ni nguur gi vraiment président dafa bëgg a liggéey réew mi xam na yoon bi muy jaar pour liggéey réew mi parce que mënoo di ñëw ci campagne di fekk nit ñi ci ndox ñuy xuus di nekk di am sérieux problème ku am problème nga koy jox matelas dimbali woo ko matelas lan lay mën a jox ci kër gu am ndox bu inondé nga yëkkati ay matelas di leen ko jox fan lañ koy lal nit ñi li ñu soxla mooy lan nga au moins am na zone yoo xamante ni danga leen xam ni fii zone ndox la nga mën leen déplacer xoolal côté Bambilor bi xoolal côté Gorom yooyu nga xam sable dune la foofu promoteurs yi SICAP HLM ñooñu bu fekkoon ni bëgg nga liggéey réew mi li nga injecté par exemple Diamniadio buñ ko defoon ci zone boobu nga xam sable dune la 5000 10 000 15 000 20 000 logements mën nañ ko fa am ba 50 000 logements
au moins am na ñoo xam ñu déloger leen fi ñu nekk parce que ci dëkk ndox la. prévoir dëkk yooyu nga xam moom la ñuy defaraat assainissement jiitu ci mais mënuñu toujours par exemple alalu askan bi ñu koy 762 milliards dafa bari ñu war a dem ba toll fii tey ji di laaj naan fan lañ ko dugal loolu du question bu ñu waroon poser parce que dafa am loo xamante ni da nga war a toog mu taw kenn xamul taw mën na taw nu mu ko neexee mais après bu toogee mën nga toog 1 heure de temps 2 heures de temps maximum di nga toog même bu doon 24 heures la sax mais dut nga gis ndox mi dem te warul egg foofu bu fekkee assainissement yi am nañu nekk ci booru géej problème bi nga xam moom la ñu waroon am bu doon da ngay mën a nekk sax au fin fond du pays sax nga ne mais yaa ngi ñëw du la entouré lépp géej la warul lan moo ñu manqué donc ngay gis yu nga xamante ni kon bu nit ñi di wax ni maanaam priorité yi la état bi deful yu mel nii la parce que lii priorité mooy lii parce que mënoo ñëw nit gis nit ku yor këram dépensé ci lu mat 50 100 millions 200 millions xëy benn jour mu demee nii après lan la état war a ñëw dëkk ko jox ceeb wala diwlin wala ay matelas wala ay c'est-à-dire c'est pas sérieux quand même donc ñu toll ci réew moo xamante ni Sénégal émergent lii mooy émergence donc nga war a mën a xool tey jii lu mel ni ay Rwanda Kagame du def ay discours danga koy fekk mu nekk sur le terrain di expliquer di réaliser di liggéey dëkk bi heure bi waroon nañu fekk le président xuus ci ndox mi parce que xuus bi amatul njariñ parce que xuus na ci bien avant kon xam na problème bi parce que mënatu fa ñëw parce que li ñu fa ñëw campagne fa wax leen ko donc bu fa delluwaate ay répétition lay nekk donc kon il est temps que actuellement les Sénégalais yi gën a mën a xam ni nit ñi di waxuñu rek pour la forme dañuy wax parce que ñi nga xamante ni ñoo nekk ci suñu réew du ñoom ñoo jóg pour liggéey réew mi parce que toujours bu fekkente ne ni maa ngi xool aussi première dame mu ngi ñëw mais lu toll ni première dame nan nga mënee ñëw ci situation bi nit ñi toll nga bëgg nga fay ñëw bëgg yaakaar ci nit ñi ñu lay tàccu banlieue bi par exemple lan nga gis loo xamante ni lu état def ci banlieue la loo mën a teg sa loxo lan na kenn wax ni lii la état def ci banlieue bi à part làmb ji mu fa def lan lañ def ci banlieue bi maire Pikine bi lan la def à Pikine defu fa dara jeunesse bi nekk bu fekkoon ni tey ji par exemple technopole bi def nañ fa ay centre yoo xam ne de formation nga mën a comprendre jeune banlieue yeeg yépp mën a nekk foofu di def mais lan lañ fa def boo mënul xool tey ji parc Lambaye bi fa nekk Seras moo fa nekk nga jóge foofu lan ngay mën a wax moo fa nekk technopole bi ñan ñoo fa am accès lan moo fa nekk loo xam pour banlieusards yi lan la donc Seras nga fay gis gaaru ceer bi parc Lambaye lamb ji loolu la ñu defal banlieue bi quoi école yi fa nekk sax réfectionné wuñ ko mu maire Pikine mu lan ngay gis ni moom la def ci maire bi defu fa dara donc lan moo tax ñu koy bàyyi muy recette ci nekk maire première dame war a ñëw foofu jeunes yi war a mën a génn di lan lañ ko war a wax lan et puis da ngay ñëw xool zone boo xamante ne yow leer na ne fii amul ndox nga ñëw fi mais ñi am problème xam nga fi ñu nekk donc dafa am koo xamante ni première dame liggéey bi parce que Alioune Fall dafa am ay conseils yoo xamante ni matuñu conseil parce que avant 2012 liñ doon toog di ko expliquer bu fekkoon ni aussi mat nañu conseil dinañu conseiller première dame moo la gën a xam problème bi nit ñi di dund parce que ay ceeb ak ay suukar ak yu mel noonu d'accord c'est bien beau mais nan la ñuy def ba yegg si foofu parce que ki nekk ci këram toog 2 jours 48 heures 72 heures lekkul nga ñëw téye sa ceeb teg ko fu ñu koy politiser waat ngay xool sa ay partisans di leen ko jox te problème bi di problème général Sénégalais yi ñoo am problème donc du question de parti war a dara yow da nga war a ñëw solidariser bu ak les Sénégalais donc du da ngay ñëw foofu di xaar ku lay tàccu naan la merci parce que seen alal nga leen di jox nit ki mënoo koy jox alalam ba pare di bëgg mu lay wax yow yaa ko teg situation bi mu nekk kon lan ngay xaar en retour ci moom mu lay tàccu yow yaa war a ñëw encaisser liñ lay wax nga massawu leen jéggalu leen waaw parce que tamit mère de famille nga xam nga lu mel noonu jigéen ñi nekk ci kër yi souffrance bi sénégalais yi di dund donc yow yaa war a nekk numéro 1 buy ñëw envers les femmes di leen dimbali mais man gisuma vraiment loo xamante ni liggéey la boo xamante ni servir le Sénégal mu ngi koy def da ngay gis ni moom il se sert du Sénégal quoi kon doy na kéemaan donc di waxaat sénégalais yi que ni il faut que ñun ñu taxaw xam ni réew ñii ñu ko dénk bu fekkee ñoom la ñuy xaar ñu doxal suñu réew Sénégal du dem parce que mënuñu comprendre ku mel ni président boo xamante ni à chaque fois
ñi li war a doxal dëkk parce que dëkk bu dee nit lu muy def justice bi lan lañ koy doxale bu dul opposition bi ñu ngi xool ñi nga xamante ni Assane Diouf lan lay def ci prison bi te li muy dénoncé mooy lii nit ñi gis liñ ko tëjee tey ji moom la Sénégalais yi di dund parce que mënuñu la jox réew nga yaakaar ni yaa ko moom dañ la dénk réew mi nga war a jaamuwaat soxlay réew mi mais léegi dafay mel ni buur wala ñun président joxe na président joxewul alalu askan wi la askan wi la dénk réew buñ demee ba la nga leen lañ la dénk la nga leen waxoon defoo ko ci yow yaay retourné baalu askan wi ak mais du askan wi ñoo war a ñëw toog di daw ci sa ginnaaw non 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 kon léegi dañuy waxaat sénégalais yi ñu gën a yeewuwaat gën a xam bu ñuy wax nit ñi nañuy génn di rappeler wu ñuy cas yi la il faut que nit ñi dem ba dund ko nag doo ko xam ni lii mooy lii tax nit ñi doon wax kon doy na waar di ko rappeler waat sénégalais yi di leen masawuwaat di demander aussi la libération de Assane Diouf parce que mérité wul nekk foofu mu nekk parce que ñi mérité nekk à la place de Assane Diouf ñoom ñu ngi toog di dawal seeni 4x4 waaw parce que alalu réew mi 762 milliards ba tey ji ngay demander waat naan nañ ma defar rapport te ñi ngi ko jox ñu ngi toog di dox ci seen soxla mu toll foo xamante ni corps de contrôle yi leen waroon maanaam di mën a contrôler buñ leen nasaxalee heure bi waroon na fekk ñoo xamante ni dañuy va et vient parce que jug ak yooyu ñi yu mel nii lañu soxla lii mooy war a gën a nekk ci seen liggéey ñu xam alalu askan bi ñu ko jël fan lañ ko dugal mais pas di jàpp ay simple citoyen yuy alerte pour ñu leen di nasaxal opposition bi nga waroon di toog mais doy na war di ko rappelé waat sénégalais yi di leen wax ni faw ñuy génn parce que réew mi bu ñu bëggee croiser les bras yaakaar ne day dox du dox il faut que ñuy génn di wax ak ñii parce que du ñoom ñooy taxaw fii Sénégal yaakaar ni fa la jëm du ñii kii moo ñu fa yóbbu du ñu yóbbu foofu te bu ñu toogee def 2012 ak léegi nañu xool ndax sénégalais yi dañu gën a avancé wala sénégalais yi dañu gën a dellu ginnaaw aussi du ci jeunesse bi amatuñu benn espoir sunu jeunesse bi ku ne gis na yoon bi ñu jël te moo arrangé état bi waaw kon di leen masowwaat rek di leen wax ni patriotes yi nañuy génn ñi bëgg Sénégal parce que Sénégal dafay jooy te ñun ñi nga xam ñoo fa ne ñoo ko war a mën a suqali bu ñu génn di wax ak ki nga xamante ni moo fi nekk di alerter ñi parce que ñi alerter sax doyatu leen non parce que yu mel nii cas yu mel nii ñu toog di defi discours doy na war te ñi nga xamante ni ñooy principal responsable de heure bi waroon na fekk ñu teg leen yoon war a teg taxaw ak ñoom ñu wax ñoom fan la ñu dugal sunu 762 milliards doy na war jërë ngeen jëf.